xaw ma nu ko wolof di waxe ni ku dee ca marché ba yaa tàggee sa bopp. moo tax Iblis am na benn conférence de presse bu mu doon def parce que yiñ ko taqal dafa bare mu xëy rek demander pour ñu def conférence de presse mu ni pour mu leeralal nit ñi weddiwul sax waaye day leeral ay sànn c'est tellement beau kenn mësul gis loolu waxin beeg façon bi kenn mësul gis loolu ay sànn ak jëmm ji ay sànn conférence ba yéeme na te ca ñëw bare na waaw am naa ko intégralement waaye ñu génne ci rek tuuti jox leen ko waaw xam nga bi journaliste bi ñëwee ñu yabal ko fañ ko yabale waxin la bi mu yegsee fekk na ko ci benn nervosité bu nga xam ne fi mu ko ne toogal laata journaliste bi di poser question rek la sànni waxam bu jëkk ni ana bari un ni wallaay dama weex donc rek ok noonu nga koy déggee parce que déggin lu am solo la wallaay dama weex donc rek waaye seet naa ci wecc ni masuma xiirtal kenn ni ko defal yiw waaye masuma tardel kenn ci ku bëgg a yiw journaliste bi ni ko waaw mais conférence de presse la ngay bàyyi ñu poser question yi nga jox ñu réponse yi ñu analyser seet mu ni ay ca journaliste bi ni ko une troisième guerre même une guerre mondiale dina déclencher mais foog naa ni bii yoon du nekk guerre bu ñoo jël ay armes di rayante dafay nekk guerre bu nga xam ni li mu visé mooy xalaat yi ci bopp yi ak ngëm yi ci xol yi ak aada yi ci penc yi mu ni ko loolu ko tax a jóg ni ko nag daan nañ yëg ni lu xew daan nga ca dugal sa loxo mën nañu wax ni sax ci ñi ko daan sos nga bokk ñu di la laaj nag ndax bii yoon bu loolu xewee di nga ciy jël parti wala déet mu xaw a ñëkkal kanam gi tuuti ni ko guerre baa ngi ñëw mais mu ni ko du guerre buy soxla ma ciy dugg parce que li ma soxla woon ci nit te mooy conscience am wàcc ak niteem suufi am na ba noppi te loolu fu mu am boppam nit ki mooy détruire boppam ko moo tax bi yoon soxlawu ma di ci dugg mën naa bàyyi nit rek mu gaañ boppam wala ko gis nga tey seen société bi yi ñoo xiiroontee jaru ko da bu fekkee ni am booy am teew mi teew te doo ca daj lu bare te doo ca def temps bu yàgg bu fekkee ni loolu rek moo leen tax di xiiroo ku yebu yërëm leen mu ni ndax it lu doy waar la sa jikko nga dem ba tey la ko chiffre mu ni bu ma nee jikko nag nga tey la ko chiffre mooy bourse yi cours yi ni muy changer ak it prix yi inflation yeeg ya ca aju ngay seet say chiffre d'affaires di seet say entrée say sortie di seet say bénéfice mu ni boo demee ba sa jikko yëpp ci ay chiffres rek nga ko bàyyi mu di ko manipuler mu ni boobaa lu la jege nga yàq ko dafay yomb mu ni ko est-ce que xam nga ni tey am na ay jaaykat yu nga xam ni seen yitte yëpp mooy jaay ay seen yitte yëpp mooy jaay noono seen yitte yëpp mooy jaay songo mu ni ko te ni nga xamee ni noonu la jaaykatu ay fruits bare ak yeneen marchandises yi ni mu toll noonu la jaaykat yi toll mu ni mais li ci yéeme mooy booy seet seen cantine ca marché ba doo ko gis amuñu cantine ca marché ba mu ni boo leen di seet demal ci palais yi di nga fekk ñu nekk ay njiiti réew mu ni boo leen dee seet demal ci building yi di nga leen fekk ñuy diriger instance yi gën a mag ci àdduna bi mu ni ko xam nga lu tax mu ni ko si li ñu ngeen di tuddee civilisation dafa am échec bu mu mënul a nangu te moo di li mu produire ci jamono li ci ëpp mooy ñu seen xel gàtt li mu produire ci jamono li ci ëpp mooy ñu seen jikko tuuti mu ni ko li mu produire ñi ci ëpp mooy ñoo xam ni la ñuy def lu sell du ca ne mu ni ko àdduna boo xam ni nag borom xel yu gàtt ak borom jikko yu wàcc ak ñu amul sellal ñoo ko siq
lu mu yàgg-yàgg planète ba dana mas a xëy exploser ci seen kaw. noonu mu ni tekk ba ci yàgg journaliste bi ni ko waa mais dama la gis nga mel ni ko inquiet de araka xaliqan nga mel ni ko inquiet waxoo ko mais maa ngi koy sentir. mu ne ko effectivement je suis inquiet. mu ne ko lu tax. mu ne ko xam nga it mag du fecc yàlla naa dee. mu ne ko te damay faral di def ku ma sonn ci yow. def ci yow sama doole. ba yenn la ma lu bëggee yenn. damay toog bis rek gis ni yenn ku nga. dem ca la ma bëggul. mu ne ko bisu tey bii dañ may indil sama journal quotidien biñ may informé. ma liir ci ni am na benn savant. boo xam ni fa ma jaar ak moom sore na. thèse bu ne bind na ko pour weddi yàlla. waaye tey ma liir rek ni savant ba tuub na. te yemul ci tuub gi waaye bind na beneen thèse bu wane ni problème yi am ci sunu àdduna bi bu dul diine du rek lew. mu ni ko te dama leen doon jàppale. bi ñu waxee ni ad-diin huwa ufyunu shaab. la religion est l'opium du peuple. mu ni la ma am yëpp dama ko caa def pour jàppale leen. mu ni waaye mbër yooyee nag tey ñoo xëy rek sippi waaw dem jëli ji diine. journaliste bi ni ko mais loolu lu ci ne. mu ni ko xanaa da nga dof lu ci ne mais mag mu day li man sonn li ma sonn ba pare yëg ni tey ji lépp échec na ñeneen ñi ci des am nañu ndam man ma am gàcce. mu ni ko nga defe ni loolu rëyul rëy na kay. journaliste bi ni ko ah man bi ma dégloo sa wax ci njàlbeen gi ni nga débuté da nga ma doon nuroo ko bi yonent ndax wax ñi mais raisonnement bi nga def nii nag dafa tax xamatuma sa identité ma bëggoon nga wax ma yaay kan. mu ne ko ana zaimu mamlakati char. je suis le prince de l'empire du mal. maanaam nguuru mbewte ak nguuru mbon maay seen kilifa. journaliste bi ni ko dafa am fu ma lire quelque part. xam na sax fan la. waaye ne ko dama am fu ma lire quelque part. ñu wax ni yow da ngay jaxasoog deretu nit. ba looloy tax nga di ko mën a def loolu ne. ma bëggoon nga leeralal ma foofu. di ko gis nga. yàlla waxinam. dafay xóot moom rek ay xam lim ci jublu. ni ko moo tax bu ngeen ko toppee noonu. bëgg ko firi ci logique gu doomu aadama. da ngeen di daal. maa leen gën nekk intellectuel. dégg nga loolu. mu ni ko ci ban façon. mu ni ko comme gëm ngeen ni damay jaxasoo ak deretu nit. ba mën ko manipuler. te yéen gëm ngeen ni ci jamono bi science dox na. ba léeg-léeg ñu changer deretu nit def ci beneen. mooy transfusion yi. mu ni ko bu fekkee ni kon man maa nekk ci deret bi di manipuler nit ki bu ñu changer deretam. def ci beneen deret. kon xanaa wane na ni génn na. kon war na mën a nekk pour nit ka baaxat ndax deret ju bees yi. waa ji jaaxle. boo di ko gis nga dafa am lu ngeen déggul. parce que dafa am loo xam ne mag yàlla rek ko xam. benn complicité la. déggal loo. te dégg ngeen fii ci góor gi fii waxtaanam. mu ni leen aadama ak autorité am. awa ak dignité am. jaan ja ak benk ñenkeem. garab ga ak sëkkëreem. waaye yooyu yëpp teewul yàlla ak Iblis ñu nga ca gannaaw di signante convention. mu ne kon nag nous avons été conçus dans un climat de suspicion. looloo tax Iblis ni gis nga nit mu ngeeg benn mémoire. mémoire bu nga xam ni gènes yi ca maam ya mu jóge ba yegg si fii. mémoire boobu dañ koy transmettre ante. mu ni li ngeen di tudde l'héréditaire moom itam données yëpp mu nga ca biir mémoire ba. comme ni ngay amee mémoire ordinateur. mu leen gis ngeen toujours yàlla may na ma léeg-léeg dina man di vérifier mémoire boobu. mu ni te léeg-léeg nit am ci passeem lu jóge ci ay maamam topp ko ba yegg si ci moom te moom du ko yëg. mu ni te li may wax bokkul ak héréditaire bi. lu yàlla di noté la ci digganteem ak seen borom lay doon famille ba. mu ni loola dinaa ko liir xam ndax dañu am ay antécédents wala ñu am contentieux ak yàlla. mu ni ko l'héréditaire nag soog a ñëw ma xam li mu doon ne ci ay ndeyam ak ay baayam lan la. xam côté yi nga xam ne am na ci force ak côté yi nga xam ne am na ci faiblesse.
mu ni ko du bokk nag ak influence bi nga xam ni moom le milieu ak environnement am aussi di def ci moom. mu ni ko ñett yëpp lay étudier. mu ni ko bu ma ko étudier te yëg nit bu jàmbaar te léeg-léeg nit am ay blocage psychologique nee na yu nga xam ni bu nitu yàlla jëkkul ci moom bu ma jëkkee ci moom ba débloqué ko rek orienté ko fi ma bëgg. mu ni te itam ñun dañuy tudd lekk besoin bi ñuy am ci wàllu aliment di tudd besoin bi ñuy am même ci sexe. mu ni yooyu yëpp ak ni ñu ko réyale mu ni amul solo par rapport ak li ngeen di tuddee complexe de supériorité. mu ni lu man nit la te it damay am mayit capacité mën ko manipuler. mu ni bi ci des li ngeen di xeeb ñu ko tuddee sécurité. nit dafa fonk sécurité ba léeg-léeg mu dëgg ci wut sécurité faf xañ ñi ci des seen sécurité ndax ñàkk a xam lu muy def. mu ni ko ta kaay ma laaj la nag kii xiif baa mu mar te mu gis ku ni ko kaay ma jox la loo lekk wala loo naan nga defe ne lu muy def. mu ni ko ixtiyaar dootul fa am dootul am choix. mu ni man nag foofu lay xaar lu ci ne dama koy étudier bu ko defee dama koy nax yi ma koy dig yëpp faqra la waaye yi ma koy digal yëpp it fahsha la. ash-shaytaanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. nee na li ma ko dig bu ca defee xelam dana xëy ñàkk lépp loolu ngay dégg. li ma ko dig bu ca defee xelam dina xëy ñàkk lépp li ma ko digal bu ko defee ba noppi jéppi boppam. mës nga gis li journaliste bi ni ko yow kon yow yaa tuumaal sa bopp yow kon yaa digal Adama mu lekk garab ga. mu ni ko attention defal ndànk. mu ni ko gis nga di xam yëf yi ci biir lu am solo la. mu ni ko da nga defan dama xëy rek ñëw ne Adama lekkal garab gi mu lekk ko déedéet. mu ni ko dama étudier Adama ci xaqiqam. mu ni man dama gaaw gis sama bopp moo ma booleeg yàlla. mu ni te it li ma nekk du ma ko nëbb moom Iblis mooy wax looloo tax lu nekk ci man dama koy génne bu ma toogee ak yàlla it ni ko li mais mu ni ko gis nga Adam dafa am faiblesse bu muy nëbb te mooy doomu Adama dafa bëgg kilifteef. mu ni ko doomu Adama dafa bëgg pal. mu ni ko doomu Adama dafa bëgg lu ne mu yàgg ca. mu ni ko xam gi ma xam yooyu ci moom moo tax ma exploité ko. yàlla jox na ko ya ca aljanna yëpp ni ko bu laal garab gi mais yëg naa ni booba nelawatul ndax lu tax yàlla naan ko bu laal garab gi nelawatul ndax bu sañoon aljanna dara du ko araam ndax bëgg gi mu bëgg falu ne xam gi ma xam lool nag moo tax ma yëngal loola ca moom. ni ko pourtant yàlla def lay seetlu rek li mu la ni bu lekk garab gi dafa xam ni boo ko lekkee nekk buur ba faw kenn dootu la yilif. mu ne comme xam naa ni looloo nekk ci moom moo tax automatiquement taxawul mu ne mu lekk garab gi. mu ne nag loolu nag kooku affaire am la ak yàlla. journaliste bi ni ko yaa ngi may bëgg a jaaxal nag. ni ko dañu wax ni ñi yàqu ci àdduna yëpp yaa leen sànq. ni ko peut-être mais am na ñu ma mënalul dara parce que yàllaa leen làq fa yàq yeggul. parce que dégg boobu wax. kenn xamul nitu lan la xanaa mbindeefu lan la loolu tax moo garaaw. kenn mënul ni nit la kenn mënul ni jinne la kenn mënul ni rawxaan la parce que dafa am métissage moom Iblis. métissage booboo tax sax ñu tudde ko Iblis. moo tax bu ñu bëggee mu simple ñu tudd ash-shaytaan le rebelle. moom fu mu nekk rek def fa rébellion kenn mënu ci dara parce que loolu mooy métier waaw. mu mel ni nag kon bu ñu dégloo waxtaan wi ci ni Iblis waxe donte bu la kàddu yi nuroo dëgg ci kaw bu la neen gi ko lal bu mu la nax parce que bari na lu gaañ doomu aadama mooy kàddu gu jib rek rafet ci kaw te seetul li ko lal lan la. li gaañ doomu aadama yëpp loolu ca la bokk. waaye itam ci ni mu waxe mel na ni lu dégager responsabilité am ci ni complicité am na mais du moom rek mooy endoser responsabilité bi ba mu jeex parce que nee na li ñu wax ni dogal boo gis tànk boroom a nga ca biir. mu ni kon nag amul lu mu jëflanteeg nit te fekkul mu yëg ni tànk boroom a nga ca biir.
mu mel ni it loolu mu wax manis na ko dégg ndax waxinu sunu boroom kullun muyassarun lima xuliqa la waxin la kenn ku ne la nga foog ni moo la fi bàyyi daf lay yomb tellement important kenn ku ne la nga foog ni moo la fi bàyyi loola daf lay yomb